delloo aussi mën nañu wax ci question Khalifa Sall bi nga xamante ne état bi teg na ko loxo ñu ci bëri ne wàllum politique moo tax ñu tëj ko ci kaso bi yow lan nga ñu mën a wax ci. waaw wàllum Khalifa Sall dafa di li ñuy wax la tache noire de la démocratie dafa di mel ni peinture bu ñuul boo xam ne da nga ko dóor ak wis ko ci kaw mur bu weex ci régime Macky Sall. parce que Khalifa Sall bu kenn naatablewul ni dafa def li ñuy wax ay faute de gestion c'est-à-dire man dama gëm ni sénégalais bu nekk bu ñu dénkee alalu réew mi war nañ la lamb rek xool fan nga dugal xaalis boobu fi nga dugal fu ne nga wax ko ñu seet ko est-ce que war nañ ko fa dugal Khalifa Sall laaj na foofu parce que bu fekkee nañ ko dënk xaalisu Sénégal ak ni ñu ko mën di tuddee fonds d'avance caisse noire ak caisse blanche ak la ci yem waaw xaalis boobu bu ñu nee da nga ko jox néew di doole yi da nga koy war a jox néew di doole yi man bu fekkee da nga ma jox xaalis ne ko jox ma néew di doole yi dama koy jox néew di doole yi du ma dem ci indi ay facture yoo xam ne jaaykatu ginaar mu jox ma facture pour jënd ma ne ay mburu laa jënd fekk facture ganaar la ñu jox loolu bu ko loolu amee rek faux usage de faux daan na taxaw affaire bi lëmbee na affaire bi tee na xel man tee na sama xel en tout cas. waaw mais problème bi mooy nee nañ moo jël lii wëkk lii jabaram ak ay xaritam et tout ñuy jaay leen seen ay biens dajale xaalis ba lu ëpp lu ñu koy accuser pour mu kii ko pour mu rembourser loolu pour mën a génn mais ñu bañ finalement day confirmer li ñuy wax ni que affaire bi politique da cee law. dama la ne balaa ñoo yegg si conséquences ay bloqué ko bañ consignation bloqué ko prison. si njëlbeen bi la ñuy xool dafa def li nga xam ne mooy faute de gestion Khalifa Sall si boppam nanguñu ko parce que dafa ni du joxe tuuri li nga xam ne jox na leen alalu réew mi alal boobu nga xam ne daf ko war na joxe donc man bu fekkee ne sàccu ma lugalu ma bu ma joxee alal dëgg ma ko bu ma jox ay nit bu ma laajee kan nga ko jox danaa ne diw ak diw laa ko jox te ma taxaw ci ma génne li firnde ñoom la ko jox muy benn mais. dafa mel ni exemple bu may joxe tout le temps boo leen nit sàccee nga jël paaka nga jam ko bu ngeen demee ci yoon sàcc bi dootuñu ko gisati jam ni la ñuy jugé parce que moo gën a grave Khalifa Sall toppee nañ ko liñ ko toppee keroog ñu téye ko ba ñu yegg si le 30 juillet ba ñu def élection yi mu nekk député à partir du jour boobu waratuñu ko denc un seul jour ci prison bi dañ ko war a bàyyi. le fait que ñu gardé ko mooy jam paaka yi ñu ko jam bu boobaa tooñ nañ ko gis nga boo doxee si mbedd bi nit saaga la ndey nga xëy nga jàpp dóor ba toj bëti yow bu police ñëw yow lay jàpp dootuñu gisati saaga bu mu la saaga provocation bi déedéet. mais levé nañ immunité parlementaire bi depuis le 25 novembre. waaw d'accord naa ci lever immunité parlementaire bi ci ay conditions yi nga xam ne encore dañ koy déplorer xam nga lever immunité parlementaire bu Khalifa Sall daf may fàttali lever immunité parlementaire bu Mamadou Dia en décembre 1962 loolu may fàttali lan moo xew dañu bëggoon a juger Mamadou Dia mi nga xam ne moo nekkoon président du conseil dafa doon xeex ak Léopold Sédar Senghor ci seen projet boobu mënuñu ko juger parce que il était le chef du gouvernement c'est-à-dire moom dafa ànd ak parti ñu gagné élection législative mu nekk chef du gouvernement moo ëpp doole chef du président du conseil moo ëpp doole président de la république genre titre honorifique la alors pour ñu mën koo traduire tëj ko yóbbu ko dem tëj ko Kédougou dañu créé levée d'immunité parlementaire comme ñu def tey Khalifa Sall xam nga fu ñu xam nga assemblée nationale député rassemblé wuñu foofu xam nga fa nañ daje kër Lamine Gueye le député yi daje décidé lever immunité parlementaire bu Khalifa bu Mamadou Dia pour ñu mën ko juger de la même manière tey député yooyu encore ñëw réunir décidé lever immunité parlementaire ki nga xam ne mooy Khalifa Sall pour ñu mën koo tëj donc l'histoire se répète. est-ce que mën nga ñëw. conseil pour kii. waaw mais l'histoire se répète lu tubaab di wax l'histoire se répète immunité kaw Mamadou Dia xeex bu metti bu amoon ci diggante ñi nga xam ne
ñoo àndoon ak Senghor tey jii mooy parti socialiste toujours ñu indi fitna boobu tax ba tey am na ñoo xam ne ay sénégalais seen xeex yooyu tax dafa tas ay famille yoo xam ne benn lañu exemple bu mën a jox mooy famille Lamine Gueye bi bokkoon ak Abbas Gueye division boo xam ne ba ilaa yóbbu ñu rek famille di ñu retrouvé wu ma jox la famille Bourgi parce que les Bourgi ñoo doon libanais yi nekkoon fii Sénégal doon jaay Abdou Karim Bourgi bi ñu tuddee mbett bi ak benn frère am bu tudd Mahmoud Bourgi kee dafa ànd ak Lamine Gueye kee ànd ak Senghor ba tey seeni doom yi mënatuñu toog waxtaan la même chose moo nekk di répété wu tey Ousmane Tanor Dieng Khalifa Sall Khalifa Sall comment il s'appelle encore Wilane da ngeen wax yi alors que la norme li normal mooy ki nga bokkal parti mooy sa frère mooy sa mbokk lu ko xuli war na la bokk lu ko metti war na la metti mais xoolal tey li fi xew ñooñu ñu bokk benn famille ñoo ne livré Khalifa Sall pour ñu toroxal ko. mais ñu bëri sax nee nañ Ousmane Tanor Dieng moo nekk ci ginnaaw. Ousmane Tanor Dieng nekkul ci ginnaaw dafa nekk ci kanam moom moo jiite lépp parce que dafa jaay parti socialiste Macky Sall. mais si yaakaar nga ni que Khalifa bi yàlla defoon mu libre nii est-ce que dina mën a présenter wu présidentiel vu casier judiciaire am vierge. non pour le moment casier judiciaire am dara nekku ci kenn condamné wu tant que tubaab dafa ne en matière de droit on est présumé innocent jusqu'à ce que tribunal prouve et confirme la culpabilité de l'individu dafa ne doomi aadama bu nekk mën na am lu ñu koy tuumaal def ko tant que tribunal waxul ni indi preuve ni moom moo ko def ba pare tëj ko décider ko coupable ci booba rek la ñuy wax ni diw moo def lii balaa booba deful dara Khalifa Sall dafa mel ni man ak yow amul pour le moment dara mënu koo teree mu dem ci présidentielle loolu nag moo yàkkamti bi moo tax il faut coûte que coûte Macky Sall il faut coûte que coûte que gouvernement bi que justice bi jugé ko condamné ko de sorte que dootul mën a bokkati ci élection man loolu mooy sama conviction dafa di détenu arbitraire à partir du 30 juillet Khalifa Sall warul nekk une seule minute ci prison bu Rebeuss buñ ko fa defee dañ ko séquestrer buñ ko fa defee dañ ko tenir li tubaab bi wax dañ ko tenir en otage et leneen lu dangereux mooy parce que Sénégal rek du Sénégal mënul ñëpp gouvernement Sénégal mënul imposer volonté ak dooleem ñëpp dafa am benn loi boo xam ne dafa am benn cour boo xam ne moo nekk au-dessus moo gën a màgg Sénégal mooy cour bu CEDEAO cour CEDEAO ONU moo ko gën a féete kaw avocat Khalifa Sall tey bu ñu jógee def na avocat Karim Wade defoon bu ñu leen yóbbee devant les Nations Unies Sénégal dañ koy condamné waat encore pour détention arbitraire alors loolu ñun bëgguñu ko suñu réew mi bëgguñu ñu naan Sénégal dëkk la boo xam ne day xotti ormawu doomu aadama dafay torturer doomu aadama dafay violer les droits de l'homme warul nekk dañ ko war a dépasser tey. mais d'après tout le événement yaakaar nga mu génn avant élection présidentielle parce que boo gisee kaawu Karim Wade tamit comme li nga wax l'histoire se répète. waaw yaakaaruma mu génn balaa élection présidentielle man yaakaar ko man dama li ma gëm mooy ñoom xalaat nañ ni Khalifa Sall moo leen di tere siiw ku leen nar a tere siiw dañ lay mettre hors jeu. mais tam finalement ana démocratie bi ñuy woote tamit. mooy moom laa la wax nii la mooy wisu peinture bu ñuul bi ñu wis ci kaw peinture bu blanche Macky Sall nit ñi xaarewuñu ko fii amoon nañu yaakaar bu rëy ci moom ndaxte mënuñu ko di ko mais booy xool booy réfléchir juróomi at wala juróom-ñaari at yi Macky Sall bëgg a def ci réew mi lan la Barthélémy Dias rey nit mu génne ko ci kaso bi mu ne ko demal defoo dara Cheikh Béthio Thioune nee nañu dafa rey ñaar xamu nit ñu suul leen mu ne ko demal jox naa la liberté provisoire ba bëgg léegi dellu si waatu
Thione Seck luubal na ay milliards mu ne ko dawal nga continuer di woy ak a fecc. bëri na loolu mooy Sénégal ñun buñ doon xeex pour Macky Sall jël nguur du pour lii. mais gis nañ ne tamit famille Khalifa Sall génn nañ côté bii wax yaayam lañu wax mais bàjjanam la pare maamu Macky Sall génn na ci côté bee moom tamit làq ay tukulóoram wax est-ce que loolu yoon la tamit. waaw loolu. te ñoom ñu war a bokk njaboote ñëpp. waajur bu nekk bu fa sa doom sa njaboot nekkee ci situation mel noonu da ngay sott waaw lu golo xamee boote ko doomam foofu la ñu toll moo tax maam ja xaw ma yaay ji la mu wax la nekk ci xol ba xam nga doom dafa sax ci xol donc ñooñu man am benn commentaire bu ma ci wax di ci wàllum mbokkum Macky Sall bi di ci mbokkum Khalifa Sall bi damay seetaan di ñaan yàlla mu may nu xol yi dajewaat ba ñu xam ne Sénégal rek la ñu am. mais puisque ne foo ñu jóg ci parce que tamit article yi dañ ko fi teg pour ñu koy appliquer les lois dañ ko fi teg pour ñu leen appliquer mais mu ñu tamit gouvernement bu ñëw di def lu ko neex tamit. waaw loolu justice nga koy wax juge yi nga koy wax ñuy àtte te yàlla tax ñuy àtte te Sénégal tax. mais juge yi kan moo leen fi teg. juge yi bu ñuy rendre seen décision xaw ma ndax bëri nga li ngay dem tribunal. mais dañu naan au nom du peuple sénégalais. justice buy rendre verdict bu naan tëj naa Ousmane Ndaw danaan Ousmane Ndaw tëj naa la ci tuuru askanu Sénégal parce qu'ils sont censés dañ leen fi bàyyi pour ñuy wax yoon ci suñu tur mais malheureusement juge yi seen bopp ñoo ko wax bu ñuy rendre seen verdict yi la plupart dañ koy rendre dañuy wax seen sentence tëj nit wala bàyyi nit ci tuuru gouvernement loolu nag kii di Souleymane Téliko nee na dafa bëgg loolu dàkk ñun ñu ngi koy seetaan ñu ngi koy tàccu di ko si encouragé waaw parce que bu fekkee ne bu ñuy téye nit dañ ko naan ci tur askanu Sénégal la ñuy téye nañ ko téye ci li nga xam ne askanu Sénégal ànd na ci bu askanu Sénégal ne nañ ko bàyyi dañu war a bàyyi te tey jii la ñuy def Khalifa Sall askanu Sénégal ne nañu ànduñu ci en tout cas en attendant nag ñu peut être ñu dégg beneen askanu Sénégal ba Fuuta mais askanu Ndakaaru nañ leen ko bàyyi député la à partir du moment bu nekkee député mënatuñu ko topp bu ñu ko gardé détention arbitraire yàlla na ci yàlla musal moo di yow sa bopp da ngay génn ci mbedd bi benn policier xool la neexu la ko parce que benn politicien ne ko kii jabaram dafa ma neex dama bëgg a def suma ger léegi waa ji téye ko nga dem gardé ko ku mu neex jàpp ku la neex dem denc ko fu la neex yàlla na ci yàlla musal. élection législative yi aussi marqué na année 2017 bi vu que ni sànq yaa ngi prononcé wu que ni Khalifa Sall waroon nañ ko bàyyi depuis le 30 juillet bi nga xamante ne élection yi waroon nañ ko dënmal léegi yow loolu lan moo ci sa xalaat. waaw élection législative dafa di yaakaar bu tas rek parce que xalaatu nañ ni Sénégalais yi mën nañu wax seen xalaat librement bu ñu paree ci élection yi nit ñi nuyoonte saafoonte li ñuy wax ni moom mooy résultat bi ñëpp nangu ko waaye li wolof naan tani bi wasaana coow lay gën a bari loolu du lu ñuy rafetlu foogoon nañ ni Sénégal dépassé nañu loolu parce que bul fàtte ni Sénégal yàgg na voté depuis 1848 bu fekkee ne fàtte wu parce que Sénégal dafa bokk njëkkoon a yónnee ay représentants ci assemblée nationale française muy jamono Blaise Diagne fekk benn dëkk amul indépendance musul bokk ci élection le Sénégal commencé bokk ci ay élection donc Sénégal boobu tey ñun waruñu ñu jàngal waruñu dégg ñu naan téye nañu ay carte d'électeur ñii ñu téye nañu seen carte d'identité mënuñu bokk ñii ñooy bokk ñii ñoo bokk wala ñuy dugal ay carte warul nekk dañ ko war a dépasser. waa nga dem ba foofu ñu ne la sa tournée wu fi. malheureusement